asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ni dimanche bu jot ci waxtu bi yéen ñuy déglu ci seen chronique bi nga xamante ni ñu ngi leen koy defal fii ci États-Unis ci jàppandalu rajo bi nga xamante ni moom la ñuy wax sunu kër FM nekk fii nga xamante ni moom mooy Californie aux États-Unis d'Amérique. xam ngeen ni nag dimanche bi ñu génn ñëwoon nañu lu baree bari ci li nga xamante ne rek moom mooy le procès du 5 septembre 1895 ak wax leen tubaab yi nga xamante ni ñoo ko teewoon te mute jiite leen wax leen aussi mute moom nga xamante ni moo jiite woon procès bi fan la mujje waaye nag tey jii dañu bëgg nag indil leen d'après bi ñu leen indilee taarixu mag ñépp ñi nga xamante ni doon nañu xeex pour taxawal l'islam ak buur yi nga xamante ni dañu doon xeex pour Sénégal moom boppam fan la ñu mujjee ba nga xamante ni xeex bi maanaam combat bi ñëw na ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul jëlul ay arme ay ngànnaay di xeex ay tubaab yi waaye dafa def li nga xamante ni mooy jihaatu nafsi boobu nag sëriñ bi def mooy jël bo lépp li nga xamante ni moom la am muy xam-xamam muy dooleem muy lépp lu mu am ci koom mu jox ko yàlla sunu borom jaarale ko ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu moo tax nag ñu bëgg leen a indil aussi ba tey rek ci slide li nga xamante ne mooy le procès du 5 septembre 1895 li nga xamante ne aussi mooy la ca amoon yépp nag ginnaaw bi nga xamante ni sëriñ bi woo nañ ko fi nga xamante ni moom mooy Ndar dinañ leen indil dëkkinu mag ñi jëkk ñi nga xamante ni sëriñ bi formé na leen nan la ñu nekk woon ak biir nit ñi ak nañ la ñu nekk woon ci dëkk boo xamante ni moo doon Ndar di capitalu Afrique occidentale française waaye bala ñoo dugg ci chronique bi nag xam ngeen ni le 14 septembre 2021 bi moo doon anniversaire ñuy fàttaliku suñu maam ju baax sunu baay bu baax sunu kilifa diine bu baax nitu yàlla koo xamante ni grammairien la koo xamante ni boroom xam-xam la koo xamante ni dafa doon baayam suñu maam El Hadj Malick Sy muy sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh wàcc liggéey le 14 septembre 1997 doon koo xamante ni il a marqué la oumma islamique mais il a marqué aussi ñëpp ñi nga xamante ni ñooy dëkk Sénégal ñi nga xamante ni gëm nañu diine l'islam wala ñu nekk ci beneen diine wala ñu yeewoo fi nga xamante ne rek moom mooy Sénégal ci li nga xamante ne rek moom moo doon incarné loolu mu nga xamante ni mooy turam ñu koy wax Dabakh suñu maam Abdoul Aziz Sy nag dafa yàgg a marqué li nga xamante ni mooy la oumma islamique bi rappelez-vous en 1965 bi nga xamante ni dem na Makkatul Mukarrama conférence bu mag wala ndaje bu mag ba keroog bi nga xamante ni jël na kàddu gi làkk arab ba léegi naar yi ñu ngi naan ki fi jaaroon loolu aussi def na ko Maroc def na ko États-Unis d'Amérique def na ko France moom mooy ki nga xamante ni suñu baay suñu maam Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh moom moo nga xamante ni moo dekkalaat li nga xamante ni aussi moom la ñuy wax li nga xamante ni mooy dëkku baayam bu muy Jaksaaw waaye joxaat ko beneen envergure joxaat ko beneen organisation suñu baay suñu maam Cheikh Abdoul Aziz Sy yàlla na daje ak li nga xamante ne rek mooy liggéeyu baayam bu baax ba sëñ suñu maam El Hadji Malick Sy nga xamante ni bi muy ñëw Tiwaawoon yéeme woon na donc nag yàlla na daje aussi ak liggéeyu maamam ju baax ja ak maam Mara Mbacké parce que surtout maam Mara Mbacké la ci waajuram bu jigéen soxna Safiyatu Ñang Ngay Ñang ba ci maam Mara Mbacké waaye aussi ci waajuram bu góor suñu maam El Hadji Malick Sy maam Ousmane Sy Thierno Bouna Sy ba nga xamante ni fi nga xamante ni mooy maam Mara Mbacké donc ñoom liggéey na liggéey boo xamante ni bu am solo incha allah comme ni ma ko waxoon dinañu jéem a changer suñu calendrier bi dugal ci li nga xamante ni mooy mag ñu baax ñi peut-être ñuy def chronique bu ñu ko temps bi maye samedi ak dimanche muy mën a yaatu waaye suñu mbokk yi xam ngeen ni nag comme ni ñu leen ko waxee woon tey jii nag dañoo bëgg indiwaat li nga xamante ne rek mooy cëslaayu li nga xamante ne rek mooy le procès du 5 septembre 1895 rappelez-vous le 2 janvier 1896 maanaam ay weer 5 mois après bi ñu attee Serigne Touba la ñu atte aussi Samba Lawbe Penda Ndiaye moom mi nga xamante ni mooy rakku Alboury Ndiaye moom itam nga xamante ni dafa ñëwoon seet Serigne Touba Mbacké Bari Jolof tubaab yi accusé ni de affaire impôt moom itam ñu yóbbu ko fi nga xamante ni mooy Gabon mu am fa 5 mois ak ki nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul yooyu yëpp bu ñu yeggee ci état bu Gabon bi dinañ ci ñëw indi leen leeral yu bari li nga xamante ne sax bokkul ak li nga xamante ni moom la ñuy wax généralement parce que Alboury Penda Ndiaye dafa joxoon sëñ Touba boppam loolu bokk na ci li nga xamante ni moom mer la woon tubaab yi te muy doon koo xamante ni aussi gor la waaye aussi suñu mbokk yi xam ngeen ni nee naa leen sëriñ bi donc ñëw na fi nga xamante ni moom mooy
yóbbu nañ ko fi nga xamante ne mooy exil dañuy indi implication yi parce que xam ngeen ni sëriñ bi diggante Touba ak Daaru Salaam ak Touba sëriñ Touba formé na cheikh yu jëkk yi jox leen li nga xamante ni mooy cantam ñenn ñi nag delluwaat seen dëkk am kenn koo xamante ni nag sëñ Touba daf ko yóbbu fi nga xamante ne moom mooy Ndar di capitale de l'occidental de l'Afrique occidentale française muy maam Cheikh Ibrahima Fall Lampul Baal Baabi Mouridina maam Cheikh nag bi mu indee Ndar dama naan Ndar sax dafa tas parce que maam Cheikh bi mu ñëwee dafa am ñaari comportement yoo xamante ni ñoo am vis-à-vis de maam Cheikh ñaari comportement yëpp dans un premier temps comportement d'accord ñu woon ak moom rejeté maanaam comportement de rejet moo amoon donc muy ñi nga xamante ne dañoo ay musulman la ñu jàng alxuraan waaye aussi tubaab yi donc loolu moo tax ñu indil leen nag maam Cheikh bi nga xamante ni nee na cës biir Ndar donc loolu nga xamante ni moom la indi muy nouveauté ci li nga xamante ni noonu la ñuy pratiquer l'islam waaye nouveauté aussi ci li nga xamante ni moom mooy liggéey muy caslaay waaye nouveau aussi ci li nga xamante ne moom mooy comportement ci dëkk boo xamante ni tubaab yaa ngi fi chérifu naar yaa ngi fi kilifa diine yaa ngi fi donc li ma leen di wax tubaab yi dañu amoon sentiment de rejet d'abord ci maam Cheikh naan kii ku mu doon ba mujj sax dem di ko traité li nga xamante ni mooy koo xamante ni xel mi matul waaye xam ngeen ne nag lii Paul Marty indi dans ses mémoires nee na maam Cheikh Ibrahima Fall est un homme extrêmement intelligent influent c'est le ministère c'est le ministère des affaires étrangères de la Mouridia c'est un homme de Dieu nee na koo xamante ni maam Cheikh avec ses ricanements boo ko gisee day doon koo xamante ni da nga koy rejeter mais en son contact da ngay xam ni kii beneen affaire la loolu la Paul Marty bi nga xamante ni mooy islamologue tubaab yi waxoon xam ngeen ni nag maam Cheikh donc sentiment de rejet waaye dem na ba sentiment d'acceptation amaat ci tubaab yi parce que am na tubaab yoo xamante ni tudd nañu maam Cheikh li nga xamante ni moom mooy doom bu ñu ñëw ci taarixu maam Cheikh Ibrahima Fall dinañ ci ñëw donc ñi nga xamante ni nag ay jullit la ñu woon am un sentiment aussi de rejet maam Cheikh Ibrahima Fall bindal leen li nga xamante ni mooy Jazbul Murid li nga xamante ni c'est une réponse scientifique à une préoccupation ci l'islam maam Cheikh na bi mu bindee Jazbul Murid li mu ci def mooy tojal ñi nga xamante ne borom xam-xam la ñu doon ko dingat bismillahi rahmaani rahim lu ci sunu borom jublu araf bu ci nekk maam Cheikh toj ko maam Cheikh indil leen njariñu julli njariñu koor maam Cheikh indil leen relation yi nga xamante ni moo war a am diggante jullit ak moromam maam Cheikh indil leen relation yi nga xamante ni jullit noonu la war a am ci biir communauté maam Cheikh abordé ay thèmes yoo xamante ni ñi nga xamante ne am nañu xam-xam bi ñu gisee Jazbul Murid dañuy kii de kon keneen la koo xamante ni ku différent la maam Cheikh dem na ba doon maanaam alal ak propriété maam Cheikh doon na ba nga xamante ni Sénégal kenn ëpp ko fi woon li nga xamante ni moom mooy ay titre foncier ci xelam mu rafet maam Cheikh dem na ba nga xamante ni traitant tubaab yi dañuy dem di boole ak gouverneur bi di ko wax ni mënatuñoo jaay seen warga yi ak mënatuñoo jaay lépp li nga xamante ni mooy moom la ñuy jëfandikoo ndax loolu lépp maam Cheikh dafa koy produire kenn dootu ko importer donc maam Cheikh dugal Sénégal dans une phase d'autonomisation ñu moom seen bopp loolu donc yàgg na ci li nga xamante ni mooy yoonu murid waaye aussi yeneen Cheikhu Serigne Touba yi aussi di dund condition yoo xamante ni yu métti la ci nga xamante ni mu jël sëñ Balla Fally Dieng bi Serigne Touba jaarale li nga xamante ni mooy màggal gi nga xamante ni moom la ko sëñ Touba jëkk wax sëñ Balla Fally Dieng moo jëkk a bay Touba barab bi nga xamante ni moom la ñu denc sëñ Touba bi mu delluwaatee au compi fi nga xamante ni fi la juddoo dañu ko doon reetaan di ko saboote donc waaye mujj na dëkk bi yëpp dañ ko topp sëñ Moussa Ndoye aussi moom mi nga xamante ni aussi ci seexu sëñ Touba lañ lakk nañu këram ñetti yoon waaye xam ngeen ne bi ñu demee ba war koo génnee dëkk bi saa bu demee ci sëñ Touba rek danaan ko foofu mooy dëkkuwaay bi xam ngeen ni sëñ Moussa Ndoye après la mu waxoon mag ñi rek mooy loo xamante ni c'est une réponse aussi scientifique à une préoccupation bi mag ñi nga xam bokk nañu xam-xam ñi sëñ Abdoulaye Seye ñi ko jàngal ñëpp bi ñu dajee dem ci moom di ko laaj lu tax bu ñuy julli du ànd ak ñoom mu ni leen man li tax du mooy bu ngeen di julli du ma ànd ak yéen saa musuma gis jàng naa Baqara ba Naasi waaye gisuma foo xamante ni imam buy dem di julli buftu yeeg ndënd yi dañ koy topp di ko loolu gisuma ko ci Baqara ak Naasi moo tax ma sib seen julli waaye loolu xam ngeen bi mu ko defee mag ñëpp dañ ko jëf sëñ Daaru Assane Ndiaye sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye bi muy dellu Mérina Sarr te bàyyam doon mu xaddam juddu en 1850 moom itam ak suñu maam sëñ Fallou Fall bi ko sëñ Saliou Fall bi ko sëñ Touba boole loon moom itam bi muy dem jafeñ-jafeñ yooyu la am donc nag mu yoon waa ngoog incha allah dinañu ñëwaat ci cëslaay yi di leen wax ni loolu moo doon contexte bi suñu mbokk yi lii mooy suñu chronique gu tey bi dañu amul temps bu bari nag waaye incha allah bu dimanche dinañu ñëwaat aussi ci yeneen aspect ci li nga xamante ne mooy le procès du 5 septembre 1895 avant ñuy dugg Serigne Touba ñu indi ko fii nga xamante ni moom mooy Ndakaaru jërë ngeen jëf ba dimanche prochain incha allah.